Soy la digna melodía que en el campestre retiro siempre le llevo al guajiro la esperanza y la alegría, la esperanza y la alegría. En noche de romería inspiro los trovadores, cantantes y bailadores gozan con di nuyu toute l'équipe de Mak FM di émettre depuis l'Italie tey ñuy tàmbali suñu première émission muy lutte politique ak culture. Au passage ñuy nuyu ñoom Abdourahmane Lay ñoom Bayla Ndiaye depuis Strasbourg ci France. di nuyu ñoom Serigne Fallou ñoom grand Alioune Badara Mbodj ak sama jigéen Anta Mbaye foofu ci Italie sans oublier ñoom Pape Demba ak ñoom Buri Baaxum ku lim nag di nga juum mais il faut que ma dolli ci ku mel ni Bamba Fall depuis Paris ñoom Bokar ak ñoom Magnas. Suñu émission nag tey bala ma kaa tàmbali dama bëggoon rendre hommage parce que émission bi dafa ci liggéey ak benn sénégalais bu ñu xàmmee ci diaspora bi au niveau de Paris mu tudd Bamba Lindor Gueye mu orienté ma lu bari ci recherche yi ma doon def. bu ñuy wax nag ci sunu émission comme ni ñu ko defee temps yépp di leen expliquer un tout petit peu l'actualité nous a rattrapés parce que comme ni ñu ko waxee jamono dafay dox et danoo toll ci sunu réew ci benn moment bi nga xam ni li ñuy wax ne l'information c'est en temps réel. buntu kër yi buntu néeg yi parentère dara desetul lépp dafa ubbeeku suñuy doom dañuy toog ci biir néeg di am connexion ak àdduna yépp donc lépp dafay dugg ci biir kër gi comme lépp mën na génn ci kër gi dem ci biti amatul barrière. Donc en quelque sorte ñun suñu doxalin ak suñu jëfin yépp dafa nekk en confrontation avec d'autres cultures et d'autres mœurs bu amul nag dara luy segg bu amatul benn barrière c'est très violent et loolu la ñuy gis nag souvent émanation yi ci sunu biir société lu bari ñu toog di ci wax comme ni ma ko waxee temps yële am na ay personnes yu toogoon ci seeni biir salon di waxtaan ci biir salon bi loolu dafa génn ci àdduna yëpp ba taal nañ ci ay kër mais à chaque fois bu benn problème amee sunu réew dafa mel ni comme li ma doon wax rek dafa mel ni une hémorragie moom moo am quelque part ñu jël sparadrap taf ko ci kaw hémorragie boobu mais ci biir nga xam ni foofu la góom bi di nekk looloo tax muy nàcc kenn faju ko donc yi xew yépp sunu biir société benn ensemble de choses la mais parfois dañuy dem rek di xool uniquement cible ci benn affaire moom moo nekk ci problème mu sac à main yooyu ñuy wax góor yi dañ koy yor yi nga xam ne ñu jigéen la mais et d'autres choses et loolu depuis lu muy dox ci sunu réew yàgg na mais bu ñuy dellu si waat ci émission bi dina bëgg a xool parce que bu ñuy wax ne boo xamatul fa nga jëm da ngay dellu fi nga jóge woon ñu bëggoon delluwaat ci certaines valeurs yi nga xam ni moom la ñu xamoon mais yeggaguñu duggaguñu léegi ci biir Sénégal dafa bëggoon ñu jaar fu nekk fu bari pour xool adduna bi nu muy doxee et donc suñu première partie émission bi daf ñuy commencer loo Cuba nekk benn île bu nekk ci Caraïbes yi et au fur et à mesure des émissions dinañu xam lu tax ñu commencer Cuba mais du ñu yem foofu rek Cuba
bu ñu ci paree dinañ dugg ci Afrique pour xool influence boobu musique cubaine am ci biir Afrique mais loolu rek duñ ci yem dinañ dem Amérique pour xool rap bi pour xool soul musique pour xool yeneen genre de musique ou yeneen genre de art yi nga xam ni mën nañ ko utiliser pour faire soit de la lutte politique soit pour xeex ay droits sociaux mais loolu dinañu dellu si nag biir Sénégal ñu dugg ci sunu biir culture musique sénégalaise bi xool ban njariñ la am est-ce que indi na lu baax ci sunu biir société est-ce que démb niñ doon xeexee mën nañ ci woon utiliser musique bi ou bien événement yi amoon biir Sénégal est-ce que influencé na musique bi donc liggéey bu mag la recherche yu bari lañ ci def pour ñëw ñu partager ko ak yéen comme ni may wax nag dinañ ci déglu musique bu bari mais tamit dinañ ci waxtaan et à un moment dina am ay gan yu ñu ci invité pour ñu dimbale ñu ou bien wax ñu ci tamit seen xam-xam pour ñu échanger si donc Cuba benn île la bu mag bu nekk dans les Caraïbes soriwul noonu trop États-Unis mais Cuba Christophe Colomb moo koy découvrir le 28 octobre 1492 Espagnols yi colonisé Cuba pendant mën nañu wax 4 siècles Cuba dina am 5 siècles d'histoire ci biir musique am te musique boobu dafa nekk une partie intégrante ci biir cubain yi espagnol yi bi ñu ñëwee dañoo indaale seeni ay instruments yu mel ni ay tres benn genre guitare mais indaale aussi benn style musique espagnol yi bi ñu fa ñëwee dañ fa fekkoon ay indiens yu dëkkoon foofu ci biir île bi ñu ñëw boom leen te loolu tubaab yàgg na ko def parce que dañuy ñëw parfois ak violence ci réew te loolu ñun dina xew yi suñu dëkk biñ leen jéem a utiliser foofu ci ay tool parce que dañ fa introduire la culture de la canne à sucre introduire fa la culture du café bëgg ñu leen bayal tool yooyu mais indiens yi dañ ko bañ parce que indiens yi comprendre ñu d'abord colon yi fi ñëw tubaab yi fi ñëw ñu ubbi leen seen réew ñoom tubaab bu ñëwee li ñuy wax propriété privée daf ko bëgg day ñëw commencer xotti dëkk bi di fa def ay di ko maanaam di ko wutal ay barrières ay lu muy ñàkk mais indiens yi ñoom pour déjà loolu déchire la au niveau de la terre ñoom xamuñu loolu xamuñu cette violence là bi nga xam ne dañ koy def au niveau de la nature ñoom dañoo mës a vivre en symbiose avec la nature xeex bu metti am seen digga ñoom tubaab yi exterminé pas mal d'indiens mais ils avaient besoin danoo soxla woon main d'œuvre ci lañu demee jëli ay esclaves chinois jëli ay esclaves en Afrique mais damay dellu si waat rek ci introduction bi muy Yo soy el punto cubano bu Sedina González donc suñu ko techniciens yi mënee dugalaat mu mën ñu permettre ñu introduire encore ci la musique cubaine donc ma bàyyi Aïcha tegalaat leen Acérquese, güey, que así son los guatecas en Cuba, compadre, hasta que salga el sol. Forever.
merci beaucoup soxna Aïcha au passage may nuyu bu baax aussi borom kër gi di Cheikh. Donc musique boobu ñuy déglu Selena moo ko tëgg, Selena Gonzalez. bu nga xoolee musique boobu métissage la dafa am fu mu jógee parce que comme ni ñu ko doon expliquer tout à l'heure indiens yi ñoo fa njëkkoon indiens yi bi ñu ñëwee bi leen colon yooyu massacré indiens yooyu bàyyi nañ leen quand même ay instruments yu ci mel ne ay lu ñuy tuddee ay maracas bàyyi fa ay guiro yooyu yëpp dafa mel ni mën naa ko wax bu ngeen xoolee maracas day mel ni kook su ma juumul ci wolof kook la tudd yooyu ay instruments yi nga xam ni indiens yi bàyyi nañ ko fa mais dina am ay tresse muy genre guitare la bi nga xam ni espagnol yi ñoom ñoo ko fa indi donc métissage boobu moo am biir Cuba et comme niñ ko expliqué esclave yooyu fa dugg nga xam ni ñoo fa duggalaale ay tumba ñoom genre percussion yi am ci musique boobu ñooñu ñi ngi jógee Afrique lu tax gars yi indi leen woon comme niñ ko expliqué tout à l'heure tool yi il fallait que ñu am ñu ko bay. C'est pourquoi entre 1600 et 1800 plus de 760 000 Africains dugg nañ fa mais dañuy xoolaat parce que tey jii bu ñu taxawee di wax histoire nit yi mënuñu comprendre parce que loo nga xam ni dundoo ko mënoo comprendre degré de méttiwaay bi nga xam ni ñooñu dund nañ ko à l'époque parce que xalaatal ñu ñëw fekk la ci sa suuf jël la ak doole yóbbu la ci benn suuf bi nga xam ni say maam juddoowuñu fa mësuñu fa nekk ñu yóbbu leen ci ay liggéey yu metti et bu ngeen di fàttali ko tubaab yi à l'époque danoo jàpp nit yu ñuul yi comme ay mala nii tey sénégalais yi yu bari nga gis leen ñuy yar ay mala ci seen kër di wut ay kuy pour mën a yokk njur gi mais c'est exactement la même chose que tubaab yi daan traité nit yu ñuul yooyu ñu jàppoon comme ay esclaves yóbbu leen vers les Amériques c'est très dur mais nit dafay fàtte et loolu ci biir émission bi peut-être ci émission yi di ñëw dinañ am ay jàngat yi nga xam ni dañ ko ciy am c'est très violent nga jël doomu aadama def ko comme ni nga yoree mala tey exactement comme ni nga yoree mala te yenn saa yi sax di nga am affection ci mala yi mais affection boobu sax amuñu ko woon ci nit yu ñuul yooyu ñu fa yóbbu woon donc c'est une situation bu metti boobu déchirure boobu ñoo am jëlee leen ci seeni terre yóbbu leen foofu dafa am lu muy créer ci ñoom pour ñu combler ko dañ leen bàyyi ñuy def de la musique mais dañ leen yóbbu aussi ci catholicisme parce que tubaab yooyu ay chrétiens la ñu woon mais ñoom dañ ko def maanaam avec une coloration africaine mais tubaab yi toléré ko ñu créer seeni santa di tëgg nag di way pour mën a supporter situation bu difficile boobu ñu nekk à l'époque au cours nag des offrandes ak cérémonie yooyu nga xam ni dañ ko doon def dañoo daan yor ay tambour ñetti genre tambour benn bi ñu ngi ko tuddee woon okonkolo tambour bu ndaw la maanaam comme tama mën naa ni wax moom lañ koy mën a méngaleen mais amoon na leneen luñ doon tuddee itotele nga xam ni moom moo xawoon a gën a mag ak iya beneen tambour la bu gën a mag tambour yooyu nag dañ ko daan tëgg damay bàyyi Aïcha mu tegal leen les tambours bata de Gali ngeen déglu son boobu muy joxe yooyu lañ daan tëgg à l'époque ci seeni ay offrande pour dieu yooyu nga xam ne ñoom dañ leen daan vénérer pour wàññi degré de méttiwaayu seen situation mën naa wax sociale et même politique à Cuba à l'époque donc ñu bàyyi leen ngeen déglu tuuti tambour yooyu ak Aïcha. Eile,
Yemaya abarezo ko ile yeroto. jërëjëf Aïcha donc di nuyu suma mbokk yi Sénégal di nuyu Sénégalais yi fépp fu ñu nekk ci àdduna di leen wax ne ñi ngi en direct sur Mak FM di leen defal émission lutte politique ak culture Meissa Mbaye depuis Paris di leen ko présenter di nuyu encore bu baax sama xarit Bayla Ndiaye ak Abdourahmane Lay fële ci Strasbourg di nuyu Sénégalais yi lépp fu ñu nekk donc tambour yooyu bu ngeen ko déggee bu ñu leen waxoon ne leen ay congolais ñoo ko tëgg wala sunu mbokku joolaa yi wala sunu mbokku saraxule yi du ñu mën def distinction boobu mais def leen encore benn recul bu tuuti ngeen imaginer que tambour yooyu ñu ngi ko doon tëgg en l'an 1600 fële ci Cuba ay nit yi nga xam ne dañ leen arraché seeni terre muy sunuy mbokk ñu yóbbu leen foofu pour ñu naatal seen xol pour ñu mën a xeex maanaam méttiwaay boobu nekk ci seen biir tambour yooyu lañ leen permettre woon ñu koy def donc déjà ñu ngi utiliser la musique pour mën a seddal méttiwaay bi ñuy condition yi ñuy dund ci kaw suuf yeneen doomu aadama comme ñoom teg leen ko pour lan parce que seen der dafa ñuul. muy lu metti muy lu tiis donc dimanche bi dañ daan former ay groupe de musiciens ak ay fecckat di défiler parfois dans les rues ñu tuddeen ko les comparsas ñuy def musique bu mel noonu donc ay conga la ñu yoroon tey jii cubain yi di ko tuddee ay tumbadoras rythme bi ngeen dégg ko benn rythme bu binaire la 2 temps ba léegi nag am na ay carnaval foofu boo demee à Santiago de Cuba carnaval yi fay am ba léegi dañuy tëgg musique yooyu donc musique yooyu traversé na ay siècles mais musique yooyu li ko lal metti woon na trop encore dafa am solo trop doomu aadama di fàttaliku démbam parce que démb li fa xew ci nga mën a basé wu pour construire sa avenir bu ñuy daw ci àdduna bu àdduna di dox à un moment dañu war di taxaw di réfléchir di xalaat di xool fi ñu jaar yépp loolu yépp bu ñu ko xoolee rek dinañ gis tënk-tënk yi dinañ gis ñun yoon bi ñu xam ni war nañ fa jaar parce que pendant plus de 3000 ans les Noirs dominé nañu le monde par l'Égypte kooku Cheikh Anta Diop wax na ci lu bari mais doon ko dul déglu parfois parce que ñun suñu histoire tubaab bi moo ñu koy jàngal fekk ñun ñoo ko waroon jàngal suñu bopp parce que bu ñu ko jàngaloon suñu bopp ñu dinañ xam ñun ñooy kan te bu ñu xamoon ñun ñooy kan dinañ xam nan la ñu war a taxawee tey ci àdduna mais duñ ko jàng dañuy topp di daw rek tubaab bi moo ñuy jox histoire jox ñu ko moom ni ko neexee ñu koy copier parce que mentalement ñoom ñoo ñuy imposer ñun nan la ñu war a doxee mais dinañ ci dellu si waat parce que maa ngi leen ko doon wax ne leen amatul benn rempart rek la ñu am mooy les politiciens
parce que ñoom ñooy nekk les dirigeants et ñoom ñoo yor le monopole comme ni ma ko wax de la violence bi nga xam ne nag dafa légitime parce que ñun ñoo jël lenge yi jox leen ko mais bala ñu leen ko doon jox bu doon dañuy réfléchir bu baax dinañ xam bu baax kuñ ko war a jox bu pare dinañu jóg taxaw à chaque moment pour xam ñun fan la ñu war a jëm ma leen di rappeler ne leen France tey jii fi ñu toll ñaari góor mën nañu jóg dem takkante di sëy te lu légal la boo ko contré ñu fekk la fa yow mën nañ la créer ay problème ci kaw affaire boobu parce que loolu lu légal la dañ ko voté à l'Assemblée nationale muy tey li nga xam ni benn dictat la te dinañ ci dellu si parce que dañuy dem ci li ñuy wax la théorie des genres ma leen di ci expliquer lu tuuti rek ñoom nee nañu doo juddu nekk góor wala jigéen góor wala jigéen tu apprends à le devenir dafa am une différence entre nga ni kii dafa juddu nekk jigéen wala kii dafa juddu nekk góor mais bu ñu demee ba tollu fenn fi nga xam ne dañu bëgg a jàngal xale yi ne leen yow doo juddu nekk góor wala jigéen yow yaa koy def sa bopp ah jamono mi ngi changé et yooyu yëpp il faut que ñu leeral ñu am ci ay jàng yu leer bu ko defee dina xam nan lañ ko mën a dékkoo parce que kenn mënatul tëj buntu kër yi da ngay tëj sa buntu kër mais dama lay wax ne l'information arrive en temps réel donc boo amatul sas yooyu yëpp il faut que yow nga xam pour xam noo koy contrer il faut que nga xam ci ban jamono ngay dox loolu dafa am importance ñu xam ko mais ci dox encore dinañu yegg ci côté boobu ci émission yi di ñëw mais damay dellu si waat ci musique bi ci rythme boobu may wax vers les années 1580 ku ñu daan wax Theodora Gines benn joueur bandora la woon sorte mandoline la quoi mandoline gars yi nekk italien peut-être di leen ko xam bu baax moom ak sœuram ku ñu daan wax Micaela mu doon nekkoon waykat ñoom dañoo jóge woon République dominicaine parce que bu ñu fàttalikoo ci histoire bi nga xam ne lu bëri tubaab bi jàngaluñu ko aussi noirs yi à l'époque dañ daan jekki-jekki ñoom it ñu taxaw di xeex te am na ay révolte yu bëri yi nga xam ni esclave noir yooyu ci seeni condition taxaw nañ ci jóg pour dem xeexi mais dañ daan dóor yenn saa yi ay tubaab ba ñu daw tubaab yooyu nag ci loolu jóge woon République daw ci ñëw làqatu ci à Cuba mais bi ñu daan ànd dañ daan am ñaari genre ru esclave dafa am esclave yi nga xam ni te loolu Malcolm X ñi lire livre am dinañ ci déglu lu bari muy wax ne dafa am ay esclave tool yi ñi nga xam ni ci tool yi lañ daan nekk ñooñu seen condition moo gënoon a metti parce que ñoom liggéey bu bari dañ leen daan fouetter ñoom ñoo doon def liggéey bu gën a metti mais dafa daan am aussi li ñuy wax esclave yi nga xam ne ci kër yi la ñu nekk ñooñu ay domestique la ñu en quelque sorte ñoom ñooy togg ñooy raxas mais loolu dañ ko daan xëccoo à l'époque te boo nekkee ci esclave kër yi yaa ngi ci kër maître bi li desit yeeg affaire yu neex yooyu ci lañ daan lekk ñoom ñi nekk fële dañ leen daan toggal togg yu bon donc dañ daan xëccoo pour maître bi bëgg leen ñooñu la Malcolm X daan wax bu ñu sojee sax bu seen maître sojee sax ñu ne tey ñu dee parce que li ñuy ragal mooy bu seen maître deewee bu ñu leen jaayee feneen ñu devenir des esclaves parfois des champs encore parce que foofu ñu leen di jaay dina fekk déjà maître yooyu bees yi ñoom amoon seen cour ba pare maanaam amoon seeni domestique ba pare donc parfois nañuy mujj obligé yóbbu ci tool yi donc ñoom il fallait que ñu garder seen condition bi ñu nekk moo tax dañ daan dem bay mujj gi sax ñu ànd ak maître yi pour mën a bañ a dund ci condition bu metti politique dafa yàgg te loolu lépp politique la c'est des genres de politique il faut que loolu nit yi comprendre ko bu ñu toogee biir Sénégal di wax naan non politique baaxul man dama ni nit yi dañoo juum parce que comme li ma leen di wax tout à l'heure ñoom ñoo lay guider ñoom ñoo lay wax nan ngay jàngalee sa doom ñoom la lay wax nan ngay takkee jabar l'islam mën na ñëw ne par exemple xale bu juddu xale bu góor maanaam bu dee donn dafa am xale bu góor benn part lay am jigéen genn wàllu part waaye nag góor moom moo war a yor jigéen
mais loolu la l'islam tënk mais ci dëkk bu ñu demee ba politiciens yi jël le pouvoir ñoom mën nañu changer ces règles mais mën nañ ko changer aussi ci école yi donc lépp lu ñuy dund à chaque moment lépp looy def c'est politique bi moom mooy déterminer lan nga war a def donc kooku nga xam ni maanaam daf en quelque sorte moom nga jël sa oto jox ko ne ko mu dawalal la kooku da nga ko war a surveiller kooku seen intérêt maanaam du question bëgg wala xam wala kii dafa baax wala kii dafa c'est pas ça dama la jox sama oto pour nga dawalal ma ko mën naa la bëgg yépp mais sama intérêt mooy ma sauver sama bakken mais tamit doo yàq suma oto noonu la ñu war a parfois di xalaatee ni pays noonu la war a demee politique bi dama la jox sama oto sama chauffeur nga danga may dawalal sama oto man dinaa jéem a def tout ba nga am kaaraange man ak sama njaboot nga jëlee ñu destination bi yóbbu ñu destination bële dama mës a toog ak sama benn jigéen mu jekki-jekki ne ma man daal maa ngi ñaan rek Karim Wade génn prison ba ma faral ko ba mu nekk président ndax mu fayu ci Macky Sall ndax moo ko tëj ma toog mës a dégg kenn ne ma oui ñun dañuy dem voter Macky Sall parce que Abdoulaye Wade daf ko toroxaloon ces considérations du loolu ci kaw loolu la ñuy teg nan la ñu war a yoree un pays yooyu c'est des émotions dañu war a génn ci kaw loolu bu ñuy jox nit suñu réew dañ ko war a jox ci ban programme la nit ki am pour indil ñu kaaraange ci suñu réew pour suñu ay doom bu ëllëgee ay ngóor jigéen du ñu fa nekk di leen ko imposer pour suñu doom bu ëllëgee ñuy mën a faju ci réew mi ñu nekk pour suñuy doom bu ëllëgee du ñu jël les pirogues de la honte pour daw pour suñuy doom du ñu dee ci biir gaal yi pour suñuy doom du ñu nekk biir Espagne biir Italie biir France di taxawaalu pour suñuy borom mën a construire suñuy avenir ci kaw loolu la ñuy jëlee pays di ko jox ay nit pour ñu yor ko mais pas sur des considérations kii dafa jàppoon kii def ko lii kii def ko def loolu dañ ci war a jógee il est temps ñu commencer xalaatee neneen mais loolu dinañ ci dellu siwaat ci suñu biir émission donc ñaari sœurs yooyu bi ñu ñëwee ànd ak seeni maître ñu indi leen biir Cuba ñoom jotoon nañu jàng tuuti musique ñu affranchir leen parce que bu ngeen xoolee ci église yi parfois dañ fay way wala di fa jouer musique mais comme amoon nañu talent boobu c'était les deux premières personnes yu ñu jëkk a bàyyi maanaam jox liberté parce que dañu doon fréquenter l'église et parce que dañoo mënoon a way et am na benn son bu ñuy tuddee son de ma Théodora damay bàyyi su dee Aïcha kale nga son boobu ñu déglu ko tuuti muy el son de ma Théodora. Su palo y su bandola, bajando la leña está. ¿Dónde está que no la veo? Bajando la leña está. ¿Dónde está la mateadora? ¿Dónde está la mateadora? Bajando la leña está. Con su palo y su bandola, bajando la leña está. ¿Dónde está que no la veo? Bajando la leña está. ¿Dónde está la mateadora? Bajando la leña está. Bajando la leña está. Bajando la leña está. Bajando la leña está. Bajando la leña está.
soxna si di la gërëm encore bu baax parce que vraiment ni ngay dugalee son yi ni nga yoree en partie technique bi parce que souvent man damay wax ne rôle la bi nga xam ni il faut que nga nekk quelqu'un d'engagé pour mën ko def parce que d'habitude bu ñuy def émission kii wax la ñuy dégg bu ñu demee ci télé bi kii wax la ñuy dégg mais dafa am benn travail bu mag bi nga xam ni ak qualité bu professionnelle mooy nekk ci ginnaaw et bu ma gisee en plus benn soxna yor ko soxna Aïcha man damay gën a bëgg encore parce que d'habitude c'est pas très évident parce que ñooñu duñ leen gis mais dañuy def benn travail bu professionnel ci ginnaaw donc maa ngi ko ciy remercier bu baax et dama ci bëggoon def benn transition rek pour wax ne Sénégal aussi picc ak benn laaf rek du dem picc foog mu am ñaari laaf pour mën a naaw et le pays pour mu décoller il faut que ñu am soxna yu mel nii engagé wu pour seen pays aussi loolu moom mooy indi développement koom-koom ci sunu biir réew te loolu dañ ci war a taxaw aussi mais ci sunuy biiri émission dinañ ci dellu si waat donc son boobu bu ñu ko déggee gis nañu déjà une évolution am na benn changement tout à l'heure son yi ñu déggoon ak conga yooyu ñu doon def tambour yooyu c'était binaire là ñu ngi commencé am ay 2 wala 3 coups dans une mesure ay pincées polyrythmiques syncopées parfois mais tamit dans cette musique di nga dégg la mélancolie qui est derrière parce que musique parfois cri du cœur la nit moom mooy exprimer dara li nga xam ne c'est profondément ci biir xolam et à l'époque nit yooyu seen condition de vie muy sunu ay mbokk muy ay doomu aadama ay nit yi nga xam ne seen seule faute c'est parce que ils étaient noirs ñu jël leen di leen traiter comme des bêtes comme des animaux di leen jël di wax naan man de am naa kuy xaaral kii moom bu tëboo ci ñii dinaa ci am jur bu mel nii bu ëllëgee dinaa ci jaay di leen jàpp di leen yóbbu di leen jaay di leen utiliser dans des champs amuñu benn droit leur maître avait le droit de vie et de mort maanaam mënoon na leen rey mënoon na def lépp lu ñu se neex comme ni ngay jàppee sa xar sa biir kër jékki-jékki tabaski jot wala benn événement jot nga jël ko rendi ko tapit ñoom amoon nañu droit boobu ci nit yu ñuul yooyu ñu yoroon maa ngi jégalu bu baax parce que maa ngi xalaat sama maam yooyu maa ngi jégalu bu baax parce que maa ngi xalaat condition doomu aadama yooyu ça fait très mal lu metti la lu tiis la mais ñu ngi leen di rendre hommage mais ñu continuer sur l'histoire donc vers le 16e 17e siècle boobu ci dok yi li ñuy wax ci port yi nit yi dañ fa daan liggéey parce que temps yooyu à l'époque avion comme ni ñuy waxee di amul woon donc déplacement yu bari bateau lañ ko doon defee outils yooyu ñu daan liggéeyee rythme de travail boobu dañ ci daan créer waale ay son dafa am ay genre cheville moom la ñuy wax ay llaves sama espagnol nag dafa kiiwul dafa leerul yoroon ay genre ponte lu ñu daan tuddee ay clavar mais ci kaw liggéey yooyu ñu daan liggéey tàppe nii di dóor tak 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 kii di def nii kii di def nii dañ ci daan créer waale son aussi par rapport ak rythme bi ñu toll te loolu bu ñu xoolee plus tard après dinañ ko xool ci musique cubaine dañ ciy gis instrument yooyu maanaam ay outils de travail ñu bujj ko comment on appelle transformer comme des instruments de musique parce que ils exprimaient aussi quelque chose pendant le travail maanaam ci liggéey bi ñu doon liggéey dañ ci doon créer waale son
donc loolu la ñuy wax ay clavard ak ay yaves vers le 17e 18e siècle paysans cubains yi daan aussi passer beaucoup de temps di def de la musique donc dafa am influence su Afrique influence su indien yi ñu fa fekkoon ñu bàyyi fa genre kook yooyu ma leen doon wax ak genre guiro yi tambour yi genre tresse mandoline donc son yooyu yëpp instrument yooyu yëpp daje nañu métissage boobu am na ci biir musique cubaine ci biir campagne yi ñoom ñoo doon jouer genre ay punto guajiro yi nag guitare tresse bi lañ doon gën a yëg musique yi ñu daan tey nag ku ci nekk da nga daan improviser rek mais dama leen di bàyyi ñu déglu benn soxna bu tuddoon Maria Teresa Vera su dee Aïcha kale na ko son bi tudd Eso no es na bu Maria Teresa Vera donc Aïcha bu dee boobu pare na nga tegal ñu ko ñu déglu ko. No corra, no busco bulla, ni a nadie perjudicar. Acércate, no me huyas, que te vas a lastimar. Se ha derrumbado una torre muy alta y sin afirmar. Temo que el que mucho corre se tiene al fin que cansar. Eso no es nada, cámara, eso no es nada, cámara, eso no es nada, caramba. Eso no es nada, cámara, eso no es nada, cámara, eso no es nada, caramba, no llores más, manga. Eso no es nada, cámara, eso no es nada, cámara, eso no es nada, caramba, eso no es nada, eso no es nada, 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 eso no es nada, caramba, no llores más, manga. Eso no es nada. Eso no es nada, caramba, no llores más, manga. Eso no es nada, caramba, eso no es nada, caramba, eso no es nada, caramba, eso no es nada, Merci encore Aïcha. Donc comme ni ma koy waxee ñi ngi ci Mak FM, la radio Mak FM depuis l'Italie. Donc avec toute l'équipe technique de Mak di leen présenter l'émission culture ak lutte politique mais di leen ko defal depuis Paris. Donc di nuyuwaat encore auditeurs u Mak yëpp di dellu si waat ci l'histoire comme li ñu wax rek bu ñu xamul fu ñu jëm dañu war a dellu fi ñu jógee woon jamono di dox ba ñu toll fii tey influence yëpp di dugg ci suñu biir réew amatul benn buntu amatul parenthèse lépp dafa sauté amatuñu sas bi nga xam ni moom moo war a
téye lu bon di bàyyi lu baax di dugg léppay dugg léppay ñëw bu ñu amul lucidité bu ñu xoolul bu baax nan la ñu war a doxee ci biir jamono bu ëllëgee njaboot gi dina tas bu ëllëgee dëkk bi dina yàqu bu ëllëgee lépp lii dina nu metti lépp lu ñuy gis ci bitim réew lépp lu ñuy gis ci ay ñaawteef dina yàq sunu réew ba tey récemment ki nga xam ni culturellement dafa xeex tubaab yi lu nekk jéem nañu ko def pour yàq parce que tubaab yi dofuñu dañuy gis bu baax dañuy am xam-xam bu baax dañuy am lu leer seen bopp bu baax il faut que ñu xool nan la ñuy xeexee lu mel noonu je veux nommer Serigne Touba Serigne Touba daf leen résister culturellement la leen résister damay wax benn wax su may dox fu ma mënti dox ci àdduna biir Paris su ma génnee dox seen fu sori nit ku sol baylaat walla sol yére wolof bu rafet dama naan kële sama mbokk murit la et sans complexe lay dox biir Paris ak baylaatam walla ak tenue bi nga xam ni ay africains ñoo ko defar ay africains ñoo ko pensé parce que sëñ Touba dafa résister tubaab bi et tubaab bi il fallait que mu xool kii nan lay def ba mën ko faagaagaal bu keroogee sëñ Touba benn nit rek la mais xalaatuñu moom kese mais dañuy xalaat njaboot gi nekk ci ginnaaw nan lañ koy mën a moomee ñoom ba nga xam ni li ñu ci bëgg a def loolu lañ ciy def mais dama bëggoon ñu xoolaat parallèle bi ma leen di wax ci sunu début émission parce que ñi ngi yegg ci jeexatal bi ci sunu début émission bu yàgg ba ñoom ñoo doon ñëw en Afrique ak seeni arme jàpp ay nit pour yóbbu leen def leen jaam tey jii Afrique récemment dañ ciy gis soxna su jógee Afrique ëmb ba nga xam ni mi ngi nekk pratiquement à terme mu daw si pour ñëw jural ko fii tubaab yi pour mu am këyit bi démb dañ ko doon wuti ñoom ñoo doon dem di ko wuti par force léegi danoo toog nit yi ñooy daw si ñëw di leen jox parce que encore ñun fi ñu jógee woon dañ ko fàtte te waxoon naa leen ko tout à l'heure pendant plus de 3000 ans dominé nañ ko le monde amoon na nag ay l'époque ay échanges yu doon am entre la Grèce antique ak l'Égypte mais yooyu dinañ ci duggaat ci yeneeni émission et donc récemment jóg nañu di commencer bëgg a désacraliser loolu maanaam Serigne Touba boobu nan la ñuy def léegi nag ba wal ne ne nit yëpp benn lañu ñoom ñoo yem nit yëpp yemuñu nit yëpp yemuñu nit yëpp yemuñu dafa am nit yi nga xam ni dafa am ci lu ñu taxaw dafa am lu ñu def tubaab bi ba mu ñëwee daf ko tànn yóbbu ko moom la yóbbu pour xool nan lay def kii ba dootul dugaat ci ay mbokkam mais du moom kese la doon xalaat da doon xalaat mbokk yi ëllëg da doon xalaat ñun bu ñu doxee ba tey fii ñu toll xam naa dinaa bàyyi ay bu dee bëgg nga ñu ubbi antenne yi bu dee am na ay nit yi nga xam ni dañu xalaat ne am nañu luñ ci bëgg a apporter ñu apporter ko ci donc tey jii loolu moo xew coow bi ñuy wax biir Sénégal il faut que ñu xam bu baax aussi nan lañ ciy tegee suñu tànk il faut que ñu dellu si waat bu baax ci li ñu tënkoon parce que loolu bés buñ ko wàccee rek dama ni suñu société est perdue
et loolu pour ñu bañ ci wàcc il faut que ñu xool ñun suñuy lengee ki ñu koy jox kan la parce que kooku bu lëkkaloog ñoom rek ñu def seeni lobby bu ëllëgee ñun ñooy ñàkk bu ñu jóg ëllëgee suñu société moom la ñuy pervertir donc dafa baax ñu lucide dafa baax ñuy toog di xalaat dafa baax ñu xam lan mooy suñu démb dafa baax ñu xam lan mooy suñu cosaan dafa baax ñu xam lan mooy suñuy valeur parce que dañoo am ay valeur parce que du ñu ay nit yu tuuti parce que kenn waruñu woon imposer mentalement ñun comment on doit être ñun ñoo leen waroon dolli et sans complexe laa koy wax sans complexe laa koy wax l'Afrique devait être le leader amul dara lu ñu war a dem di jéggaani la science elle est universelle xam-xam ñëpp a ko yor mais pays yëpp ñu ngi construire pays yëpp ñu ngi dem et basé wuñu dara ci sur leur propre valeur jël seen destin en main et nous aussi on doit le faire dañ ko war a def dañ ko war a def mais pour ñu def ko il faut que ñu xam lan mooy suñu intérêt mais xëccoo kii dañ ko toroxaloon kii fii la war a jaar nag yi fële la jaar mais loolu du ñu ci mës a génn du ñu ci mës a génn mais je pense au fur et à mesure ñuy waxtaan au fur et à mesure ñuy passer du temps di def ay échanges au fur et à mesure ñu xool jamono yépp nan la doxee je pense que ni dinañu leeral pour suñu ëllëg et j'espère ci sama xalaat ne dinañ fi invité ay nit yi nga xam ni seen xel màcc na ci lu bari au passage ma leen koy signaler Bayla Ndiaye dinaa ko fi mës a invité Bayla Ndiaye benn sénégalais la bi nga xam ne bi mu demee ba comprendre dafa ni mais nanu delluwaat ci ay machines yi moom mooy les outils yooyu bés bu ñu ko amee ba dugal ko suñu réew bi nga xam ne dañ ko defar bi nga xam ni matee na suñu doole mais bu keroogee ñun on va construire notre pays mais ñu bari gis nañ ko parce que passé na à la télé mais nos gouvernements amul kenn ku ci jóg taxaw ne non mais voilà le chemin ku mel nii dañ koy jël ñu jàppale ko ñu jéem a dem pourquoi parce que ça ne les intéresse pas pourquoi intéresse wu leen parce que y a d'autres lobbies yi nga xam ne ñoo nekk foofu biir Sénégal te ñoom ak ñoom dañoo lëkkaloo ñoom lan la ñuy xool ñoom lan lañ ciy am comment ils vont faire bu ñu mënoon noot seeni mbokk parce que démb ñu ngi ñu doon noot ak doole tey ñu ngi ñuy noot ak xel et defuñu dara lu dul remplacer monsieur Tupin bu fa nekkoon nga xam ne nit ku weex la ak monsieur Diop wala monsieur Diallo wala monsieur Mbaye bi nga xam ne nit ku ñuul la mais ñoom ak ñoom ñoo ànd di continuer di faire souffrir leur peuple je ne peux pas comprendre nga ñëw ñu def le ministre de la santé dans un pays sa doom képp ki nga xam ni mi ngi foofu ci gouvernement bi bu weer yi dee metti sax ñu ni ko dañ la yóbbu Europe faji la mais qu'est-ce que tu vas faire pour les hôpitaux foofu en Afrique da ngay dem ci hôpital malade tëdd mais fi mu tëdd rek mën na ko indil feebar pendant ce temps-là yow booy dem say doom say mbokk tout le monde dañuy faju jee ci ay hôpitaux wu tubaab ça nan lañ ko mën a comprendre rek Sénégal boo fa yoree kër te mënoo dundal sa njaboot mais da ngay rus tabaski xar bu mësaan jot ñu ne tabaski jot na te diw amul xar dafay rus nous depuis plus de 60 ans nee na ñu jël nañu sunu indépendance mais depuis plus de 60 ans ñun mënuñu dundal sunu bopp mais bay rek pour dundee ko mënuñu ko def on n'a pas l'autosuffisance alimentaire mais comment on peut expliquer lu mel noonu ñi ngi yegee sunu jeexatalu émission di baalu àq bu baax di jégalu encore di leen wax tey ñi ngi woon ci sunu émission culture ak lutte politique di bëgg a xool la culture bi nga xam ne mooy le vecteur de nos valeurs
nan la ñu war a mën a taxawee pour mën a construire sunu avenir nan la ñuy jógee ci ay caaxaan nan la ñuy jógee ci ay fecc ou bien ay passage yi nga xam ne amul benn jariñ. La musique nag on l'a toujours utilisée à l'époque mu nekk ci fi ñuy liggéey mu nekk bu ñu daan dem di xeex mu nekk ci lu bari vecteur la woon parce que da daan rappeler aussi l'histoire parce qu'on n'avait pas l'écriture li ñu am dañ daan def par transmission orale donc ci kaw way yooyu ngay jàng pour mën a téye l'histoire tey seen mbokk seen xarit Meissa Mbaye depuis Paris ànd ak toute l'équipe de Mak FM ñoo taxawoon di leen defal émission bi muy lutte politique ak culture donc xam naa du ma def dara rek lu dul bàyyi Aïcha mu tegal ñu waat Yo soy el punto cubano ñu leen di tàggu ba beneen yoon ci beneen émission samedi bii di ñëw ci 21h30 ci Mak FM di leen gërëm di leen tàggu ba beneen yoon. Actualité internationale actualité Sénégal la ci ëpp léegi ci sénégalais yi la ñuy wax jëm ne ci wàllum politique waaye nit ku nekk am nga culture mu di loo gëm say baaxu maam ak itamit sa réew lu ñu gëm immigré yi saa yu nekk ñuy dox ci actualité yooyu di ci waxtaan bu baax a baax seen rajo Mak FM andil leen émission bu bees bu am solo boo xam ni ñu ngi ko tudd
tuddee culture ak politique Maysa Mbaye di leen ko présenté samedi bu nekk 21h30 ci rajo Mak FM seen émission culture ak politique Maysa Mbaye mu leen di jox rendez-vous samedi bu nekk 21h30 en direct ci rajo Mak FM ngeen mën cee dugg joxe seen ay xalaat rajo Mak FM moo leen di jox rendez-vous samedi bu nekk 21h30 ci guddi seen émission culture ak politique Maysa Mbaye nee na bu leen ko raté émission bu am solo ngi noonu culture ak politique sur rajo Mak FM la voix des immigrés. Kumba Joko Ramata Kumba Joko Kumba Joko Kumba Joko Kumba Joko mooy seen maam ndik mooy seen yaay Paate Njare mooy seen baay Kumba Joko Kumba Joko Morara fanar be Masha dagana yow jaalo sama maam nga Mojoko Mojoko way sa bopp dafa neexo bu fekkee nga xam say maam yow jaalo sama maam nga Kumba Joko Kumba Joko